midi ci Convergence FM 103.9 kaddu gi di bàyyi ko fii ci Bourguiba immeuble Lambert mbokk yi nuyuwaat nañu leen rafetlu seen ànd ak ñun bi simila ci xibaaru digg bëccëg bi ci kàllaamay Kocc Barma lii mooy ponk yi gën a fës. ginnaaw lakk gu métti gi amoon ca marché Tilène ga ca Ziguinchor geneen lakk ngi ni amaat ni ki tey kon ci talaata ji ca marché Thiaroye yi ginnaaw rek bi nga xamee ne kon bokk na ci lakk yi gën a raar yi ñuy gis sapeur pompier nag ba ñu leen ko yëgale ci nu mu gën a gaawee la ñu wàcc ci bërëb boobee ngir mën a fexe kon ba daay googee mën a lakk dinañ ci teewlu lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta ci biir xibaar yi. soxna yi di gën di fësal seen bopp ngir bokk ci ñiy tabax réew yi gannaaw rek bi ñu xamee ne kon fii ci réewum Sénégal muy bulet ab soxna wone boppam ne bëgg naa bokk ci njongante njiit réew ñu nar a amal ci atum 2019 loole nag kon ñenn ci askan wi indi nañ ci seen gis-gis dëxëñ ko ci reportage wa Aminata Ndaw ci biir xibaar yi lay doon. place u Khalifa Babacar Sall nekkul ci kaso gu Rëbës loolee kon mooy gis-gisu kii di Sidi Bouya Mohamed Fadel Gueye mi njiital parti Alliance pour la conscience citoyenne ginnaaw rek bi mu jàppee ne kon maire bu Ndakaaru Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade war nañoo bokk bu baax a baax ci jongante présidentielle yu 2019 di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi. ginnaaw loolee dinañu daal di dem ci réew Mali ñu jàpp ne kon niki dimanche gi ñu weesu Maliens yi daal dinañu demaat ngir woote ngir ñu ñeel lii di deuxième tour bi diggante Soumaïla Cissé ak ki nga xam ne moo di Ibrahima Boubacar Keïta ñoom ñaar ñàkk kenn ku ci mën a yore réew mi na la wóor ne li lay xaar bëri na bokk na ci wàllum kaaraange gi ñoŋalaat ko wàllum njàng mekk njàngale mi ba ci ñàkkum xëy gi nga xam ne kon mu ngi fës si ndaw ñi waaye it xeex gi am kon ci boot di konte ci xeet dinañ ci ànd ak Mariama Traoré dinañ ci boole yeneen ponk wàllum bitim réew buñ ci yeggee dinañu leen ko faram-fàcceel ginnaaw loolee tàggat yaram jeexale mbokk yi xibaaru digg bëccëg beeg li yëgle kaay yi xëyee ni ki tey ci suba ponk yaa ngi bu ngeen taaxirloo nees kis ma dikk faram-fàcceel leen ko. Mouhamadou Kalidou Koulibaly ci machine bi ci kaddu gi Alioune Badara Dieng rafetlu seen ànd ak ñun doore xibaaru digg bëccëg beek lakk gi amoon ni ki barki démb ca marché Tilène gu Ziguinchor weneen a ngi niy feeñaat ni ki tey ci suba ca marché Thiaroye yi ginnaaw nag muy lakk gu raar goo xam ne kon bokk na ci ñuy nemmeeku waaye it ñoom sapeur pompier yi ca ba ñu leen ko yëgalee daal ci nu mu gën a gaawee wàcc nañ ca bërëb ya ngir fexe mën a maîtriser daay googee ci noonu nag dañuy teewlu lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta ay kàddoom a ngi dénk na ko Pape Diatta. ay côté 4h30 lañ ñu woo pour benn feu bu mag marché Thiaroye mooy côté Fura yi nekk noonu ay cantines yu bëri nag ñoo doon lakk quand même sapeur pompier bu ñu yegsee mujj nañ circonscrire le feu ba léegi le feu est complètement éteint depuis ay 7h du matin ne ni loolu pompier di wax débris et dégannage lañ nekk ça veut dire que di xool fépp au détail près pour mu bañ a am reprise xam nga bagage yi day bëri lakk-lakk léeg-léeg day def ci suuf et fu mu ne nii am na benn bâtiment bu mag buy menacé daanu donc dañ nekk ni benn caterpillar lañ yor pour mën ko déposer wàcce ko benn yoon pour mu bañ a def yeneen dégâts façon problématique marché Sénégal yi moom ñëpp xam nañ leen bu ñëwee fii déjà problème bu njëkk am mooy configuration des lieux accès bi ak cheminement bi dafa xaw a xat-xat fu mu ne nii sax suñu engins yëpp ñoo ngi pratiquement ci côté rail bi il a fallu que ñu assuré wu que benn train rombul au moins pour ñu mën a stationné bu baax mën na fay lakk bi gis ngeen ko aussi problème hydrant yi mooy jumtukaay yu sapeur pompier di mooy poteau wala bouche d'incendie dafa xaw a manqué donc luy provoqué loo xam ne ndox mi day jeex ñu obligé demaat rootaat war a ñëwaat loolu baaxul ci kii bi donc ay noria yu bëri aller retour lañ doon def et soo xoolee nii fu mu ne nii ñoo ngi veille tabaski pratiquement donc cantine yi day fees del donc potentiel calorifique bu métti lay am et puis day am ay bonbonnes de gaz yenn appareils sous parfum produits yu bëree bëri donc yooyu ñoo nekkoon fondamentalement les difficultés et le feu est éteint fu mu ne nii juste dina xaaw a gudd tuuti notamment débris bi ak degré de garnissage bi. mongook mu nekkoon ay kàdduk lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta ak lakk gon gi ñu signalé ci marché Thiaroye ni ki fajaruk tey ci talaata ji xibaaru digg bëccëg bi ci Convergence FM 103.9 juróom benn simili moo bootu ci midi. Convergence FM. Convergence FM. La radio panafricaine 103.9. wax ci wàllum sécurité muy kaaraange ci Sénégal ak Afrique organisation Afrique prévention et sécurité daal dina taxaw ci njiit la nag di Zita Bijou Goudiaby ñoom daal li ñu gis moo di waxtu gi jot na kon ngir ñu tàggat ndaw ñi jëm ci pàcc gi ñeel wàllum kaaraange waral ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci teewaayu Pape Bakary Diatta. moderniser sécurité ak métier garde corps rapproché benn sénégalaise bi nekk en France dugg na si wàllu formation bi Afrique prévention et sécurité Zita Bijou Goudiaby madame
Diop moom mooy initiatrice bi. li tax ma ñëw Sénégal man garde rapproché la France ak sécurité incendie mooy SIAP ak agent de sûreté aéroportuaire la France donc dama am chance bi ma garder ay autorités yu mag foofu loolu moo tax li ma am comme xam-xam en France ma ne dama koy ñëw participer ko ci développement wu sama dëkk ci sécurisation wu sama dëkk. si question insécurité bi nga xam ne muy commencé di am bu baax a baax surtout affaire terrorisme affaire prévention ak sécurité ñoom def nañ ko priorité ngir mun a xeex loolu. agent de garde rapproché yi amuñu lijaasa nañ ma baal métier bu ñu la ko jàngalee ba nga am sa diplôme bu ndaw la bu secourisme et boobu dañ koy renouveler. si domaine intervention si wàllu incendie affaire prévention tamit dina évoluer si loolu. lakk-lakk yi am ni sàcc xale yi am fii violence yi ñuy def ni ci nit ñi ci femme ak ku góor yëpp ak li nga xam ne moom mooy violence yi am fii sàcc saak yi ci yoon bi tout ça loolu bokk na ci parce que exemple nit ki bëgg la former ci sa métier dafa mel ni comme docteur foo dem rek boo gisee ku feebar rek da ngay teg sa bagage ne le nga secourir bu ñu jàngaloon na xale yi en sécurité incendie mooy SIAP comme pompier yi xale yi dañuy sécuriser seen marché comme marché bi la ko noonu Ziguinchor ko ba tax na nag Zita Bijou Goudiaby madame Diop mu ngi ñaan jeunesse Sénégal ngir mun a former wu bu baax a baax si domaine sécurité pour ñu mun a sécuriser seen réew te tamit mu ngi ñaan état bi mu gën a mettre en place stratégie défense ak sécurité pour mun a renforcer sécurité si biir Sénégal. Pape Bakary Diatta soxna yi dañoo bëgg a wane seen bopp daal ci tabax kon Afrique ndax gis nañu ne sax fii ci réewum Sénégal muy bulet ab soxna bu taxaw wane boppam ne bëgg naa doon candidate ñeel présidentielle yu 2019 mu di loo xam ne nag ñu bëri ci askan wi kenn ku nekk ak na mu ko gisee bu fekkente ne am na ñu jàpp ne kon xel mënees na ko nangu ci weneen wàll ba am na ñu jàpp ne daal xaw na yéeme lool sax rawatina réew yi ci mel ni Sénégal ab soxna taxaw ngir mën koo jiite ak ban coppite la ñu mën a xaar si ñoom jombul laata xibaar yi di jeex élément bi dina jàppandi ci machine bi. Mali lañu jëm ginnaaw élection présidentielle yam diggante Soumaïla Cissé ak Ibrahim Boubacar Keïta te ñu gis ne kon fitna ga daal bëri na ci gox yu gën a bëri bi ñu gën a nemmeeku nag mooy njiital bureau de vote bi nga xam ne kon faat na nunu ko kookee nag kaay bal la ñu ko soqi ñi def li ni mel mu di ay nit yore woon ngaañ naay niki dibéer gi ñu weesu ca gox bu Zadodia nekk ca sow jantuk Tumbuktu ginnaaw rek bi ñu gisee ne bërëb boobee sax mooy fi nga xam ne kon ñii di islamiste yi foofee la ñu gën a fës ak njombe ya ñuy def Rahmatulaay Sekk Jaw ñaareelu pàcc wote njiitu réew ya amoon ci dibeer ji ca réewum Mali bari na ay fitna yu ko lëmbe woon bi ci gën a fës moo ngi amoon ci diwaan bu Arkodia féetee ci téeméeri kilomètre digganteem ak diwaanu Tombouctou foofee nag ab njiital bureau de vote la fa ay fippu faat ci bët gànnaaru réew ma itam amoon na ay fitna yu nu fa nemmeeku woon rawatina si diwaan bu Kiname digganteem ak Tombouctou toll si téeméer ak ñaar fukki kilomètre foofee tam ay fippu ñoo dugg ci biir bureau de vote yi yóbbu bépp jumtukaay bu nu fa tegoon ngir wote yooyee ci fàttali lu toll si ñaar téeméer ak juróom fukki junni ci doomi réewu Mali mujjeewunu wote ci pàcc bu njëkk bi amoon ci ñaar fukki fan ak juróom ñeent si weeru sulet bi nu génn la ko waral mooy fitna yu metti ya fa amoon ba tax ñu dakkaloon yooyee wote résultat ñaareelu pàcc bi ñoo ngi koy xaarandi fii ak juróomi fan. jaajëf Rahmatulaay Sekk Jaw Mali boobee sax la ñuy daal di des ba léegi ndax muy Ibrahima Boubacar Keïta mi président sortant ba ak Soumaïla Cissé kenn si ñoom ku mën a nekkat ca boppum réew ma it jàppal ne li lay xaar bëri na bokk na ci gën a ñoŋal wàllum kaaraange gi njàng mekk njàngale mi taxawaay laaj na ko ba ci ñàkkum xëy gi nga xam ne kon wulee na ñaay lool ca ndaw ya yooyu yëpp ñu ngi leen di xaar waaye it li nga xam ne moo di bot di konte ci xeet gi ñu gis ne mu ngay gën di law ca biir dëkk ba yet président bu mën a toog faaw mu dugal ci loxoom bu baax a baax Mariama Traoré bu naree doon Soumaïla Cissé wala sax Ibrahima Boubacar Keïta ka fa nar a nekk njiitu réew bu Mali warul la am mbetteel ci liggéey yi ko fa nar a xaar bu ñu sukkandiku ci Baba Dankono bu institut d'étude bu yor wàllu sécurité nekk foofu lay ca Bamako narul la am ay défi yu yees ndax itam bu ñu xoolee ci xar kanam bu Mali défi ya fa nekk niki 2002 jàpp 2013 mosula soppeeku fay yi am ci gouvernance ba fa daal di nekk bëri na ci ay réseau criminel yu koy daal di exploité maanaam ay extrémiste mu mel ni doon na soxla ci spécialiste yi ngir ñu taxawalaat beneen xar kanam bu Mali bu ñu sukkandikoo ci kàddu bi les chercheurs ngir lu soxal nag wàllum karangi ba tey Baba Dankono jàpp na ni yooyu les dangers ngir rek ñu moytandiku ko faw rek mu nekk liggéey buy dajale ay loxo yu bëri bokk na ci itam ay questions yu soxal wàllum gouvernance développement
ba ci tam ay implication yu communauté yi ba tey bokk na ci yooyee liggéey yay xaar njiitu réew bu Mali bi maanaam fexe ba juboo mën a am ci conflit communautaire bi am nag ci gox ba nekk ca Mopti waaye itam ñongal lu soxal wàllum njàng qualité bu enseignement ba bu dee nag lu soxal wàllum koom-koom ci nar a am ndam ci second tour bi li bokk na itam ci liggéey bu métti ba ko fay xaar mu di fexe rek xeex ak ñàkkum xëy ba am ci réew Mali nga xam ne dafa daal di sonal loolu ndaw ya nekk ci réew ma. dellu siwaat fii ci biir réew mi wax ci mbiru maire bu Ndakaaru Khalifa Babacar Sall kon place am nekkul ca kaso bu Rëbës du samay kàddu waaye dafa bàyyi ko ci Sidi Bouya Mohamed Fadel Gaye mi njiital parti Alliance pour la conscience citoyenne ginnaaw bi mu jàppee ne kon maire bu Ndakaaru di Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade war nañoo mën a bokk ci jongante présidentielle yu 2019 Sidi Bouya Mohamed Fadel Gaye ay kàddoom a ngi dénk na ko Pape Diatta. normalul te loolu tamit day niroog parce que lii raam si ñàkk ba la jëm maanaam nguur daal dafa doy waar gars yi daal dañoo bëgg nguur war nañ dépasser nguur te jaamu Sénégalais yi nag nekk si nguur di buntu xatal day ñoñ ñu nekkoon di leen tëj di tijji Karim Wade fii tëj ak yooyu da ngay ragal ni naa def lépp ba mën a goy suñu nguur gi pour ne pas que suba ñu tegal ma si place ñooñu ñëpp a ragal prison dafa naqari de ak privilège ba dem mutaar yi dal la monsieur le président monsieur le directeur général mais dafa neex gars yi nag nguur googu ñu tuddee nguur lañ ko tuddee te ñaaw na si déggin nguur war nañ ko wees loolu moo tax ñoom dañuy defi pexe pour fexe ba ñooñu nga xam ne dañ leen di jël c'est de bonne guerre su dee da nga ko seet sur le plan de la politique pure nga xam ne amul sentiment mais dafa rafetul ndax Sénégal soxlawul loolu Sénégal daa soxla Khalifa Sall Sénégal daa soxla Karim Wade Sénégal daa soxla képp kuy doomam parce que ñun ñëpp a tolloo ak yelleef war a mën a taxaw samp nënd mais gàllankoor yoo xam ni teguñu ko mën nañ ko parce que tamit am na tooñ yu ñu def mais tooñ yi tamit wax dëgg yàlla mënees nañ ko régler neneen mais ku nekk day jéem a seet constitution bi ñii nguur depuis toujours ñii nguur dañuy jël base bi nga xam ne mën nañ suñu charte réew def ko comme seen mbubb ñenn xale yi sax dégg naa léegi seere moo xew seere ko ba seen kii pour mu maanaam yaatuwul daal deetul folo dañ koy def près du corps maanaam près donc près de te loolu vraiment war na dagg dëkk bi war na dépasser loolu ndax loolu tardement la pour Sénégal du ndamu Sénégal kek xaal démocratie Sidi Bouya Mohamed Fadel Gaye mooy doon suñu gan laata njeextalu xibaar yi daal di utali réewum Ghana foofee kon nañu jàpp ne daal réew ma noppi na ngir daal di génn ci ndimbalu lii di FMI muy Fonds monétaire international kàddu yooyu mu ngi bàyyeekoo si njiital réew ma di Nana Akufo-Addo ginnaaw rek kon bi mu xamle ne dogal boobee dañu ko jël ngir mën a fexe taxawu seen bopp ci wàllu boobee waral administration bi kon li mu taxawal daal moo di programme boppam boo xam ne kon moo ko mën a may mu daal di génn kon ci bile accord administration bu réewum Ghana taxawal na ay bànqaas économique yu dëgër ngir dakkal ab ndimbal buy tukkee ci kuréelu Bretton Woods ki ko xamle nag di njiitu réewum Ghana di Nana Akufo-Addo mi ngi ko doon xamle ci ab tournée bi muy amal jamono ji te mu fas yéene am ñetti fan foofe ca diwaanu Ashanti ci atum 2015 nag réewum Ghana sàkku woon na ndimbal ci kuréel gi di FMI di Fonds monétaire international ngir taxawal ay programme yu am solo ci programme yooyu waroon na am ci diiru ñetti at réewum Ghana waroon naa mën a def ba fay bor bi ko lëkkale ak kuréel gi di FMI def ba duñu sekkati dara lu jëm ci wàllum bor kuréel gi di FMI nag lebaloon na réewum Ghana lu toll si 918 ci millions ci ay dollars ngir gën a mën a ñongal réforme yoo xam ni dina jur am xëy ci ndaw ñi te tamit dina xeex ñàkkum dépense ca réew ma njiitu réewum Ghana nag jàpp na ni dina def lépp lu ko war ngir nguuram mën a stable ba noppi am jàmm lool. jaajëf Seynabou Ndour fukki simili ak juróom moo bootu ci midi ñu tijji pàcc bi ñeel wàllum bitim réew. 103.9 xibaaru bitim réew. Abdoul Khadir Coulibaly nuyu naa la. maa ngi lay fay Aline Badara Dia. laata bitim réew yaa yey ree démb ba léegi de dégg naa lu leen ngeen ma fi yàq Djiby Sarr waaye nag amul solo. waaw yow de daw liggéey rek nga fi nekkee démb de dégguñu la bés bi yëpp. jërëjëf bàyyi naa leen ak yàlla. ayca bitim réew lu ci gën a fës. dañ koy tàmbalee Aline Badara Dieng ca réewum Italie foofee nag la ñu nemmeeku mooy ab autoroute boo xam ne dafa rek daal di màbb ba yóbbaali ay autoroute boobu nag ñu ngi ko duppee A10 moom nag mu ngi màbb foofee ci diwaan bu Gênes ci tey ci talaata gi bu ñu sukkandikoo nag ci ay pompiers ni ñu ko waxee ñoom seetlu nañu ni am na ay woto yoo xam ne jot nañu màbb foofee ca autoroute boobu nga xam ne dafa dagg bu ñu sukkandikoo itam ci ay images yoo xam ne daal dinañ koy diffuser ci yenn ci médias italiens yi ñu ngi rek wane ab portion muy maanaam benn pàcc bu ndaw boo xam ne mu ngi toll ci fukki mètre boo xam ne dafa rek manqué ci autoroute boobu bu ñu jógee foofu ca réewum Italie Aline
Alioune Badara dañuy dem fële ci réewum Turquie foofee nag njiitu réew ma di Recep Tayyip Erdogan moom daal dinay xam ne tey ci talaata gi rek ni ab réewam dina rek wan gannaaw bépp produit boo xam ne dafa bawoo ci réewum États-Unis rawatina produit électronique yi di ci demee ni ordinateurs yi wala boog téléphone yeeg yeneen xarala yu yees yi moom nag la ko waral nag mooy diggante bi nga xam ne jamono ji dafa ñagas diggante réewum États-Unis ak réewum Turquie moom Recep Tayyip Erdogan nag mu ngi doon xam ne loolu gannaaw ba mu doon ci jamono doon wax ab discours boo xam ne mu ngi ko doon amal foofee ca Ankara di wax rek ne bu fekkee ne am na ay iPhone yoo xam ne ñu ngi bawoo ca États-Unis am na itam ci boor ba ay Samsung yoo xam ne ñu ngi bawoo sa Japon te ñoom dinañu tàmmu Samsung yooyu bàyyi fële li nga xam ne moom mooy iPhone yi bu ñu bawoo foofu ca Turquie dañuy dem fële ca Afghanistan foofee nekk ay insurgés taliban ñoom ñoo daal di teg loxo li nga xam ne mooy base militaire bi nekkee ci bët gànnaaru réew ma jot nañu sax faat lu toll ci fukki doomu adama fukki soldat ak ñeent jamono ji nga xam ne nag yeneen fukk ngeen jégal ma yeneen fukk daal dinañu rek nekk jamono ji ci ay jafe-jafe yu jëm ci ay gaañu-gaañu yu ñu am bu ñu sukkandikoo ci porte-parole bu l'armée ba foofee ca bët gànnaar ba di wuyoo ci Mohamed Hanif Razi moom nag daal dinay xam ne taliban yi jamono ji ñoo teg tànk maanaam jël nañu contrôle bi nga xam ni moo nekkee ci base bi nga xam ne moo nekkee ci diwaan bu Gormach ci province bu Fayrab foofee nag nga xam ne am na ay combat yu métti yu fa am jamono ci fan yi ñu weesu dañ koy jeexale Alioune Badara Dieng ci lu jëm ci navire bi ñu duppee Aquarius jamono ji nag réewum France mu ngay amal ay waxtaan ak yeneen réew yi nekkee ci pays méditerranéens yi ak Union européenne ngir rek mën a fexe ba ñu accueillir maanaam ñu dalal li nga xam ne mooy navire Aquarius bi nga xam ne jamono ji mu ngi ëmb lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay migrants navire boobu nag muy bateau boobu moom Italie ak réewum Malte dañu rek daal di lank ne duñu ko dalal niki aljuma rek navire boobu mu ngi rek daal di yàpp ay migrants wala boog ñu sauver ay migrants yoo xam ne ONG SOS Méditerranée ak Médecins Sans Frontières ñoo daal di woon amal loolu nga xam ne mooy sauvetage boobu waaye jamono ji mën nañu jàpp rek ne réew ma France mu ngi amal waxtaan yi pour maanaam dalal li nga xam ne moom mooy navire boobu nga xam ne dafa ëmb ay Somaliens ak ay Érythréens ci lu ci ëpp Alioune Badara Dieng lii mooy lii ruuse woon ci xibaar ci biti réew. sànq maa ngi dégg ngay wax ay mbiri téléphone yi lan nga wax noonu. iPhone ak Samsung maanaam réewum Turquie dafa ne lépp luy iPhone xam nga iPhone ñu ngi koy defaree fële ca États-Unis nee na iPhone soxlatuñu ci dara ndax Donald Trump nañ ko xamee rek moom dafa def ay tweet di sanctionné daal réewum Chine réewum Turquie ak yooyu ci wàllu koom ce qui fait que nag dafay faagaagal koom-koomu réew ma wala boog mu yànqal ko léegi ñoom pour fayu nag Recep Tayyip Erdogan pour fayu moom jëflante beeg xeexoo bi moo waral ñu ne dañuy wan gannaaw lépp luy produit boo xam ne dafa baaw foofu ci réewum États-Unis am na solo ndax ku nekk yokk sa koom-koom dama bëggoon rek boo ci mënoon jot benn téléphone joxal ma ko Djibi Sarr ndax moom buy dugg si pour def matin d'Afrique du yem sax ci fay téléphone bi waaye day wekki batterie bi ndax bu ko deful kenn du dégg. jërëjëf Alioune Badara jërëjëf. wàllum tàggat yaram ci slëf rek la ñu leen ciy jukkil tàmbale ko mbiru Moussa Wagué bi nga xam ne kon tàmbale na rek ay ndorteelam ak FC Barcelone mu di nag loo xam ne kon sax ndam la ci jëlee ginnaaw rek kon bi nga xamee ne mu ngi ci groupe B di defi jéego ngir mën a yegg ci groupe A yi moom latéral droite bu équipe nationale bu Sénégal nag tijjiteem ci ndam la ko amee ñaari bal ci benn seen digganteeg UE Figueres mu di nag loo xam ne kon gis nañu ne daal moom mu ngi gën di yokki jéegoom ginnaaw foofee mu tàmbale te li mu bëgg daal mooy gën a wone boppam ba li nga xam ne moom la gaañi di xaar ci moom ak fa mu bëgg a yegg it mu yegg fa ñi wax ci beneen muy keneen doomi Afrique mu di Samuel Eto'o mi nga xam ne lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar la daal di am moom Samuel Eto'o nag mën nañoo jàpp ne kon club yu bëri yu nekk ci Ligue 1 bi soxla woon nañu ko ba baax a baax waaye doomu Cameroun bi daal mujj na jëflanteeg ñi nga xam ne moo di waa Qatar ginnaaw moom mi nga xam ne kon moo nekkoon footballkat ci jamono ci FC Barcelone gis na kon fukkeelu clubam ak ñeent
bi nga xam ne kon foofee lay yëngu jamono ji moom Eto'o sax kon dina daal di wone boppam daal ci kanamu taskatu xibaar yi niki ëllëg ci àllarba ji foofule ca Doha woo jëm kon ci équipe bu bees bi nga xam ne ci la dugg ñu daal di ñëw ci réewum Sénégal jeexale ko wàllum natation ak tout tànk bii di Anna moom nag jamono ji daal macha allah mu ngi wone boppam ni ñu koy waxee juróom-ñeenti at kott la am waaye fii ci réewum Sénégal daanaka moo fi champion ci wàllum natation boobee moom Anna nag ñu gis ne daal kon jéego yu am solo lay def foofu donte sax mën nañoo jàpp ne kon moom moo nekk gum caat ci li nga xam ne moom la ñuy jëfee ginnaaw kon édition bu njëkk rek bi nga xam ne kon dañ ko doon amal jëm ci wàllum natation te ñii di waa Olympique Club organisé ko woon moom Anna daal kon moo daal di taxaw ci kanamu góor ñi jéego bu mucc ayib la ci def kon ginnaaw bi mu wonee boppam. ñaar fukki simili ak ñaar moo bootu ci midi yegsi nañ ci ganu bés bi suñu gan tey nag moo di Sidi Bouya Mohamed Fadel Gaye di njiital parti Alliance pour la conscience citoyenne ci waxtaan gi mu seq ak Pape Diatta jëm ci wàllum politique rawatina tolluwaay réew mekk candidat yi ci présidentielle yu 2019 seen waxtaan Sidi Bouya Mohamed Fadel Mbaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Diatta. yow yaay président Alliance pour la conscience citoyenne mu mel ni tey jii gis nañ ne opposition bi organisé fi marche Pikine yow na gisee marche boobu. marche kat dafa normal si politique ndaxte nit ki tamit xeetu ñaxtu la ñaxtu mën nga ko wax mën nga ko jëf tamit dañu toll si benn période boo xam ni nit ñi ku nekk day jéem a wane dooleem c'est vrai que Sénégal lu bari war nañ ko jubat élection yi posé na problème parrainage bi ak yin siy galgal yépp wax dëgg yàlla mi ngi fi te opposition bi wax na dëgg rolam mooy mu war a taxaw wane ni loolu d'accord aussi donc marche boobu c'est normal loolu donc si politique la àndal ñi nga xam ne dañuy gouverner ña ngi uti pexe pour faluwaat bien que parfois duñ ko teg si yoon ñeneen ñi tamit ña nga fa toog comme que ñoo war a nekk ëyu peuple bi pour peuple bi nga xam ni seen boor la féete pour jox citoyen bi tous les éléments d'appréciation ñii ne nii la ñii ne nii la loolu citoyen bi nga xam ni moom la sunu parti di taxawal citoyen boobu mën a am vision bu leer si li mu jëf. si wàllu yoon gis nañ ne problème Khalifa Sall fii mu nga xam ne mu ngi kasu bi ba léegi affaire Karim Wade mu ngi fi tamit yow noo gisee si affaire Khalifa Sall bi ak ñoom Karim Wade. Khalifa Sall dafa war a génn prison ba mu nekk mooy tàmbali ak nu mënti doon war nañ ko mën a génnee si prison Karim Wade dafa war a bokk si élection xam nga loolu lu muy indeem Serigne Diatta maanaam day rafetal taaru démocratie ndax démocratie benn jardin la rek fleur yi ni mu gën a bare muy gën a rafet soo si dindee benn lépp su niroo benn rek unicolore comme ni ñu ko bëggee loolu day ñaawal day gàkkal démocratie on a besoin de plusieurs fleurs pour que le jardin soit plus beau ni ñu koy waxee maanaam loolu day taara rek démocratie Khalifa Sall mi ngi prison nan xaar le 30 mais nag bu nu gaawtu ndaxte ñi nga xam ne ñoo koy layool man de respecté naa leen mais nag arrêté CEDEAO am na daa lu nu signé la mais nag comme que Sénégal dafa am ay juges yoo xam ne jugé woon nan lu nu loo xam ni si seen akulaay taala leen jugé ñu yóbbu ko ba si cour d'appel pareegul liggéeyam ñuy jël di saaga nit ñi man d'accord ma si dañu war a xaar ba xeet nan la wane di mujj ki gëtam ba nga xam ni ici élection bi lan la juge bi di wax à ce moment on pourra se prononcer mais présentement arrêté président warul mën a arrêté cour bi mais am na ñu wax ne Sénégal war na respecter décision cour de la CEDEAO mais normalement parce que fii lañ ko créé cour CEDEAO bi dañ ko war a respecter mais respecter mooy lan respecter mi ngi mel ni yow bëgg naa sama bopp taxul bañ naa la ñun danoo nekk am juge am suñuy juge am ay affaires am des affaires que nous connaissons am ay juges yu prononcé wu yooyu ñooñu tamit des juges de valeur parce que ñoo nekk foofu tamit mais juges yooyu mais bàyyi leen ñu continuer seen liggéey bien que dañuy sóoraale parce que dañ ne picc ngi si kaw mais xel maa ngi suuf mënuñu koo teg à côté mënul nekk loolu da mënul nekk kenn dofewul noonu. président assemblée CEDEAO dafa ne il faut que Sénégal respecte. est-ce qu'il est habilité à se prononcer. mais il est mieux placé par rapport à ça parce que moom moo nekk président parlement CEDEAO. parlement CEDEAO président c'est quoi c'est coordonné maanaam opinion bi mu joxe d'accord nañ si de ku ne war nañ ko respecter waaw mais est-ce que sénégalais respecté wu ko pareegunu jugement ku nekk jóg taxaw bande di saaga di wax loolu rafetul day gàqal ñi nga xam ne ñoo loolu lañ war a yaakaar su lambay ñaawee. ñu ngi lay gërëm Sidi Bouya Mohamed Fadel Mbaye.